ñun choc bi defuñu dara ba ñuy commencé at liggéey c'est pour dire que ñun ñu ngi liggéey. mais parti bi ni muy màggee moo extraordinaire. donc yëpp ñu ngi koy dabaatal mais ku mel ni Ousmane Sonko lii rek day wane ni yorul xaalis noonu 200000 ba muy wax ñu ne non amul salon 200000 300000 am na benn seen natango journaliste bu fa dem vérifier ji. ñu ne ko non 400000 lañ ko waxoon bi mu ñëwee. ñu wàññil ko 100000 francs. mu ne non ba léegi day cher ci moom. te pourtant fan yi levé nañ xaalis. il n'a pas voulu toucher à l'argent laal ci xaalisu Pastef pour dem fa mais aussi dafa am leneen lu am importance mais yéen tamit loolu seetaan ngeen ko tamit. non Ousmane Sonko. seetaan ngeen ko aussi Ousmane xam nga parti. ni muy fonctionner. dafa am ñaari mbir yu ci nekk. administration organisation lay topp ak fonctionnement. mais leader bi ci boppam. dafa am vie privée am loo xamante ne moom la séq ak waa parti bi. am loo xamante ne tey feebar yoo xamante ne ñun ñi mënuñu koo xam parce que dëkk ñoom moom fanaan ñoo ak moom. am loo xamante ne tam kersa suturawu nit ci gëm naa ne bu ñu egguloon fii Ousmane Sonko du mës a génn. dossier médical baal ma loolu moom mooy indi raxma tey jii suñu jëlee njiit fal ko mu jàppee boppam buur parce que dañ koy teg ci benn piédestal boo xamante ne àggu fa suñ ko jàppee woon comme un citoyen dina jàppee boppam comme un citoyen. mais non tey suñ la tegee ci benn piédestal bi loolu moom moo indi ñu fal la nga defe ne yow yaa supérieur ñi nga xamante ne sax yàlla mais leader bi aussi avant de pas se passer de la leader bi également xamal Abouera nee na la mais leader bi également ñi nga xam ne la jiite war nañu xam bu fekkee il souffre de quelque chose ak yooyu cotisation mais ñu jàppale ko am na yoo xam ne war na ko seetaan ba lii di ko ci fekk ne man je l'assume et je le dis ici défi organisationnel la suñu ñun te am na loo xamante ne Ousmane Sonko fi mu toll ñun xam nañ ko parce que ñooy liggéey ak moom macha allah mais lu bëri lu ñu ko doon seetaan mu koy defal boppam. commencé nañ ko xeex déjà en interne pour du mësati am. ndaxte ku feebar moo lay demal nga nekk sax ci région yi gën a sori am na xale bu ndaw buy liggéey ak moom suñu siège benn standardiste la maanaam ñun ñëpp ñoo xam ak bu baax. ay 20 et quelques années la am bi papam gaañoo moo taal otoom ànd ak moom ci otoom yóbbu ko ba ci àll yi gën a sori te pourtant carburant bi mu def. moom moo jël xaalis boppam di ko fay. léegi nag pour ñëw ci thèse complot bi xam nga tey c'est très facile du sori parce que président Macky Sall am na lu mu wax RFI ba tudd waxu complot mais ministre bi aussi am na lu mu wax ñu xam ne yëg na dossier bi mais bu ñuy dégg soxna soo xamante ne nee nañ ministre de l'intérieur mooy jëkkëram xaw ma takk suuf la ñuy wax xaw ma lan mais nee nañ mooy ministre de l'intérieur mooy jëkkëram soxna soos ñu naan moom moo rédigé plainte rédigé wu ko mais soxna soosu avocate la juum envoyé SMS. avocat wu Ousmane Sonko ci SMS bi la affaire bi ñu koy tuddee affaire DSK. mais yaakaar ngeen ni dinañu cuune googu noonu xam nga yàlla. ay mbiram ak ay waxam. est-ce que du manipulation également. yàlla ku ko nekkal mu nekkal la oustaz maa ngi koy dégg sànq wax ay xaris yu am solo mais am na xaris boo xamante ne man dama ko jàpp parce que yoon salaa salaam nee na. man lam yaxtam amral muslimina fa laysa minhum ku dul itteewoo mbiru nit yi boo koy suñu ñun dañ nekk loo xamante ne dañoo jàpp ni sacerdoce dañuy jàpp ni lii jaamu yàlla moo tax du njombe ñu juum. comme ni ñu juumee de si réquisitoire bi bind turu soxna si juum si ñu juum envoyé SMS avocat wu Ousmane Sonko te ba léegi déggoo ñu weddi ko waaye aussi avocat Ousmane Sonko li ñu ko wax si biir mooy li ñu bëgg mooy tey ne ko dans la bu yàq deram la ma tax ñu yàq deram comme DSK la ñu tuddee dossier bi DSK boobu dafa dem ba jamono comme ni ko tonton doon expliqué sànq war a mën a nekk président France fi ñu ko jaaree fan la mun ñu koo jox alal mun ñu ko jox poste mu doy leen financier bu mag la parce que ñu doon jàng France booy jàng assurance en cas de vie en cas de décès dañu lay jàngal ay coppite yoo xamante ne moom DSK turam lañu ci bind. moom moo ko indi. donc bu ñu ko defee loolu lépp mënuñu ko daaneel fi ñu ko jaaree mooy tàqal ko jigéen moo tax ñoom ki nga xamante ne ñu ngi koy jiim ne soxna ministre de l'intérieur la. mooy Guinéen muy benn waaye beneen affaire bi mooy. xale bi nga xamante ne moo jël si ndaw si guddi gi. te gendarme yi déglu ko. mais moom war nañ ko auditionné laaj ko foo bokk. mu ne man. sama nijaay mi ngi tudd Maodo Malick Mbaye. Maodo Malick Mbaye Macky Sall moo ko nommé par décret. non Maodo wax na ko sax Maodo wax na ko anamu. donc kenn ku nekk biir APR benn bokk yaakaar. ñu dégg la ni yaa ngi ci dossier bi. ñu dégg ci dossier bi soxna ministre de l'intérieur. ñu dégg ci dossier bi ministre de la justice wax ci wax boo xamante ne ñëpp xam nañ li muy wax tegul ci benn solo amul benn maanaa daf ñuy gën a conforter ne ni état da ci gën a rawatina loolu aussi. démb dégg ngeen Ousmane Sonko mu ne ci buntu këram. mais policiers yi ñu fa jàpp ñu koy espionner pour lan la. man toog naa sama service nit ñëw ne ma yu mais est-ce que xam ngeen seen waay ci salon de massage lay dem mais ça m'a semblé tellement absurde ba ma tontu ma ko sax sama service man laay waxee. ne ma est-ce que xam ngeen seen waay ci ay salon de massage dem parce que bu ko neexee mu dem salon de massage bu yëgee coono. non ñoom dañoo gis. non non yéen loolu tamit waru leen ci non Fadilou attends Ousmane Sonko du n'importe qui tamit. Ousmane Sonko waaw bàyyi leen nag di minimiser loolu aussi. Ousmane Sonko du n'importe qui mais Ousmane Sonko baal ma tonton Ousmane Sonko du n'importe qui mais Ousmane Sonko aussi Ousmane Sonko la mu yoree njabootam
jafe-jafe ya mu nekk ak xaalis bi nga xamante ne ñu ngi koy xaalis politiciens yu bëri. wallahi azim Ousmane Sonko amu ko. mais yéen a ko jiital non doucement non attention. yéen a ko jiital saytu leen ko association dafa am lu muy doxee te parti association la. te dafa am lu muy doxee. am loo xamante noonu lañ koy financer mais aussi comme ni ko madame waxee léegi. d'accord ñun faluñu buur. on va passer ñun faluñu buur. waaw voilà. Cheikh Tidiane ñu may ko mu intervenir également. te tey gis nañu aussi Adji Sarr audition bi mu def. ñi wax ni def na yeneen révélation yoo xam ni elle se dit même prête également à confronter Ousmane Sonko gis nañ ko. waaw mais xam nga gis nga man sànq maa ngi dégg Aliou Sow ak. kii waaw ñuy wax dëgg la li ngeen wax man boobu du kii waaye nag Aliou Sow dafa am ay fait yoo xam ne man xam nga ba léegi fi may waxee man waxuma affaire bu kii bi dossier parce que dossier bi mu nga justice mais man je parle de la population. perception bi ñuy